voilà donc mbokku téléspectateurs yi en tout cas jërëjëf jërëjëf yéen a ngi topp ba léegi ñu nekk ci li nga xamante ne moom mooy tour autorité yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk dëkk bi nekk ay doomu dëkk bi tekkee fii di fi def li nga xamante ne lu am solo la en tout cas nous vous disons merci du fond du cœur alors bu leen taay benn yoon da ngeen dem suñu page Facebook daal di suivre li nga xamante ne mooy vidéo yi mais aussi dem leen ci li nga xamante ne mooy suñu télé en ligne YouTube ngeen mën a tapé li nga xamante ne mooy TAS Art TV ngeen mën a abonné wu mën a jot en tout cas les vidéos en exclusivité en temps réel li jëm ci li nga xamante ne mooy actualité bi alors tabaski 2020 ñu nekk ci en tout cas tour de voir les autorités te ñu dalal ki nga xamante ne en tout cas c'est un partenaire de TAS Art mi nga xamante ni yàggul dara noonu ngeen koy gis ci écran bi te ñu ñëwaat en tout cas ci fête tabaski bi waxtaan ak moom tamit ci li nga xamante ni ci yeneen plan parce que gis ngeen que ni on a fait benn interview à cœur ouvert mais tey dañuy waxtaane li jëm ci carrière am li jëm ci li nga xamante ne moom la bëgg a sumb en vrai dire parce que dafa am carrière dafa am fu mu jëm te xam naa ne que tey dañ ci waxtaan ak moom ci lu gën a yaatu ci émission bi Tene ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Baba Tempo maa ngi nuyu bépp téléspectateur bu TAS Art ci tabaski bi ñu toll bi nii ci bu ñu romb démb maa ngi leen ci baalu àq di leen baal àq di ñaan suñu borom boole ñoo jéggal defal ñu xewal gu saawoon baawoon fekkee nañ ko ren yàlla nañ ko fekkee déwén ñëpp ñoo xamante ne tamit jiitu nañu ca barsak yàlla na leen yàlla yërëm te xare leen àjjana yàlla na suuf sedd seen kaw maa ngi ciy profité ci occasion bi di nuyu bépp kilifa yi diine ak kilifa aada yu fi nekk aussi di ci profité di leen jox seen wàccuwaay. alors première question bu ma lay posé Tene les gens n'attendaient pas que Tene mu toog à l'instant Sénégal d'abord déjà parce que nan déjà papam liggéey na liggéey boo xamante ni war na moo toog Sénégal mais nga xalaat ni que doomu Kolda war a mën a développer Kolda war a ñëw lijjanti mbiru Kolda moo tax nga toog alors lan moo la marqué ba nga implanté wu déjà ci développement ensuite ñu ñëwaat ci benn source bi. ok merci Baba laaj bi neex na ma trop parce que laaj bu am solo la c'est vrai que lu jëm ci anam boobu ci ñu bëri je passe incompris duñ ma ci comprendre maa ngi koy wax même sànq suñu interview bi buñ ko diffuser en wolof am ñu ma naan français bi bëri na ci ma ne leen nañ ma ci jéggal ab pël laa bu juddoo ci nasaraan si jógaale ak seen làkk ñëw ba pare tamit tarbiyu nasaraan jàngum nasaraan ñu tàggat ma ci donc moo waral ni léeg-léeg suñuy wax tamit ñu ciy cabaxal ay mbirum nasaraan boo xamante ne mun cee ñàkk alors su ma ñëwaatee directement ci sa question j'aime dina ma ci leex lool pour ma éclaircir ko donc su may wax ci sama wax Baba dama di doomu immigré d'accord Paate Waare ñu ngi koy wooyee di sama baay mu jur ñu fu ñu war a jure ak nu ñu war a jure alors ñu juddoo France précisément à Bordeaux alors man may caatu kër ga parce que tamit ñu bëri dañ may naan ndax yaay taaw ndax te yaa reprendre activité bi ma doon caatu famille bi donc saa baay jékki-jékki décidé que immigration am yi da koy dagg ñëwaat liggéey ci réewam liggéey ci goxam liggéeyal réewam mun na njëriñ goxam alors mu def loolu bi mu ñëwaatee mu ñëwaat ak famille bi yëpp ak ñun ñëpp donc ñu dund fii def fi suñu carrière suñu enfance ba ñu màgg ñu dem ba ay jamono nag toll fu ñëpp di dellu daanaka maanaam dellu tugal pour des raisons d'études samay mag ñëpp dem donc maa ci mujj woon sama tour jot ma war a dem ma toog xolaat lu kilifa gi jot a def liggéey bu mu def effort bu mu def addunaam bi yëpp mu jox ko fuladu tamit jox ko njabootam aussi parce que li mu fi jotoon a réaliser yëpp moom soxlawu ci woon dara parce que amoon na sutura suñu borom boo xamante ne mënoon na ci dund tëdd di nelaw dund ci ba dee ci te mu ànd ak sutura googu mais xoolul loolu chaque jour mu ciy gën a joxewu di gën a xeex gën a xeexal askanam gën a xeexal goxam gën a xeexal Fuladu gën a xeexal Sénégal gën a xeexal Afrique di gën a xeexal islam mais surtout di gën a xeexal bani aadama parce que amul woon
xaj ak seen. Alors loolu yëpp am ñu xool lu mu jot a réaliser loolu yëpp am lu ci bëri loo xamante ne tamit desoon na des na li ñu ci war a mun a def et ce qu'il y a à faire ñu xool ci li mu ci defoon loolu yëpp aussi pour nit ñi la mais aussi pour njabootam la woon donc ma xoolaat calculer naan suñ demee tugal lan lañ fay wuti alal boobu boo ko amee loo koy def xanaa wutaat beneen alal rek alalu àdduna maanaam jënd ay kër jënd ay oto jënd say verger def say waaw yooyu yëpp tamit am na loo xamante ne kilifa gi tàmbale woon na ko donc yooyu yëpp ñu wan ko woon ginnaaw bàyyi suñu aada bàyyi suñu cosaan bàyyi suñu culture bàyyi xeexu aussi moral ak emblème bu saa bàyyi jotoon na teg fii nii xool effort yu mu defoon yëpp loolu mënuñ ko woon def donc c'est à partir de là suñu borom may ma xel boobu nan ma ñëwal nga toog say wetu waajur wettali leen ànd ak ñoom ci liggéey bi continuer ko et ainsi naturellement flambeau bi joxe wu noonu laa fi nekkee boobu ba léegi Baba Tempo maa ngi fi ñëwaat en 2005 je pense 2005 2006 boobu ba léegi maa ngi fiy toog donc maa ngi koy xare di jéem a maintenir flambeau bu sa bàyyoon fii nii xam naa ni nag c'est pas très facile parce qu'il a mis kilifa gi il a mis la barre très très haute alhamdulilah mais quand même c'est une fierté juste de dire que nga naan que man doomu Pathé Waré laa lu mu doon def maa ngi koy jéem même su ma yeggul ci moom mais quand même à sa façon à notre façon jamono jii ni mu ko laajee nga jéem a ànd ak jamono jooju di ko def donc Baba voici les raisons qui m'ont poussé ma ñëwaat installé waat Kolda moo tax ma nekk fii ak yow ba tas aar di ma interroger di ma interviewer voilà. voilà alors ñu gis tamit li nga xam te ne mooy ci beneen fan tamit nga nekk ci benn commune bu ñu tuddee commune Bignona-Bé mu doon yëngu foofu noonu sa waajur bu góor alors nga ñëw tamit gis dëkkuwaay bi nga am en tout cas cofeelu changé li nga xam te ne mooy dëkkuwaay bi moo tax nga sos benn mouvement bi nga xam te ne mouvement bi mën naa ne sax yemul foofu question parce que ñëpp la intéressé instant bi nii alors lan moo waral bëgg a teg mouvement bi nga xam te ni booy yëngu ci wàllu politique. waaw Baba xam nga mbir boo koy def da nga koy gëm donc ni ma ko waxee tey bu dee maa ngi toog ak yow Sénégal Kolda gi nii di wax ak yow fii nii donc daa am lu ma gëm loolu ma fi tee te loolu tamit am na fu mu sosoo maanaam mooy ni ma la ko waxee ci commune Bignona-Bé donte saa baay bu mu décidé de ñëwaat ci goxam dafa ñëwaale avec un projet wu liggéey même gouvernement français jamono jooju dañ ko exiger woon ni nee nañ ko yow boo buggee dem mun nga dem yow ak sa soxna ay sénégalais ngeen mënuñ ci yéen dara mais tuutànk yi maanaam ils sont nés sur un territoire français. Okay. Voilà donc ñoom jàppee nañu ñii ay français lañu donc duñ la bàyyi nga yóbbu citoyen français. yóbbu ko Afrique toroxal ko ak ñoom donc dañuy tegal un projet woo xamante ne. daf ñuy bir na ni boo leen yóbboo doo leen toroxal xale yi. alors noonu la fi ñëwaatee nag ne leen damay dem defi loo xamante ne mooy sama cosaan mooy sama aada mooy sama culture loolu laa xam mooy maanaam damay bay damay sàmm donc mu ñëw mu implanter une ferme. Ferme bi mu ngi koy implanté dans les années 86 loolu lu woon tey il était très incompris à l'époque ferme bi maanaam ni ñu koy woowee communément mu doon village ñu koy woowee Saare Pathé mu implanté ko dans la commune de Bignona-Bé alors bu mu ko implanté ci commune de Bignona-Bé donc fa la joxe addunaam yëpp dundam yëpp mu jox ko ferme boobu ba tey mu wàcc liggéey mu demee nag mu wàcc liggéey ñu denc ko fa. donc tey tamit bu ma fi toogaatee dew ma tugal wutiwu ma feneen dew ma leneen ndekkuma ci leneen ma ñëw toog fii nii reprendre activité boobu maanaam lu ñuy naan lépp mu ngi gravité autour de cette ferme parce que fa la jógee kon ferme boobu mu ngi ci Bignona-Bé kon Bignona-Bé mooy sama gox mooy sama dëkkuwaay alors boo waral nit ñu ne mbir tamit boo koy def nga tàmbale ko ci ñi la jege yaatal ko donc loolooy war a wax ji et puis leeral boobu tamit am na ci solo ça me fait plaisir Baba ngi may poser question bi parce que en certain moment ñu bëri reproché nañ ma loolu mais yow lu tax investir woo dans Kolda pourquoi yow am nañ ñu dem saa ba ñeme ma ne tu as manque d'ambition ma ne leen waaw c'est possible gis-gis la ak tolluwaay la aussi parce que tamit booy def politique
yaa ngi koy def pour wut yow fi ngay dundee fi ngay nekkee à l'aise loo xamante ne ni gëmoo nii boo doonee ñafekat ba néew ma li ñuy def politique ñafewuñu mais gëmoo nii boo liggéeyul sa bopp doo ko am ngay def politique pour améliorer sa condition de vie xëy na am na looy wut mais ñun tey defuñu politique pour améliorer nos conditions de vie dañuy def politique pour améliorer les conditions de vie et d'existence nit ñoo xamante ne ñoo la wër. te soxla nañ ko. Baba fee ne Bignona bi soxla nañ ko Madina Yoro Foulah soxla na ko effectivement Kolda soxla na ko suñu dem ba yi naan Kolda moo nekk la région la plus pauvre du Sénégal d'après l'ANSD ba xëy na seen indicateur de développement la ñu yor mais ci anam yu bëri ils n'ont pas très tort Madina Yoro Foulah mooy département boo xamante ne amul benn kilomètre goudron. Madina Yoro Foulah mooy département boo xamante ne demal ci district sanitaire bi ay bâtiment en banco nga fay gis ay mbir yu doy waar département bi laa lay wax te Madina Yoro Foulah fait 2 fois la région de Thiès alors am na yu bëri yoo xamante ne c'est dans le cadre politique foofu la manquement yi nekk quand je dis dans le cadre politique je veux dire dans le cadre des instances de décision manquement yi fa lañ nekk sawaay Madina Yoro Foulah moo fi ëppale alal parce que Madina Yoro Foulah moo fi ëpp àll bay suñ koy wax ci région Kolda bi Madina Yoro Foulah fa la fekkee baax plus de terre cultivable te lu ñuy bay ci Madina Yoro Foulah yàlla xam ne mu toll te lépp la ñuy bay gerte dugub mbokk ñebbe coton voilà lépp loo soxal ci bay rek demal Madina Yoro Foulah su ñuy wax waxu sàmm Madina Yoro Foulah lañ ciy tudd mais loolu c'est déjà des activités primaires yoo xamante ne ñu fi nekk mais porteuse économiquement yoo xamante ne ñoo yor réew mi. sàmm bay ak napp moo yor réew c'est la base de tout te loola nga fa mais ba léegi ñu ngi ci problème yooyu donc dañoo gis ni manquement yi fa lañ nekk donc manquement yooyu il faut que tamit ñu yëngu ci ñu xareel ko population bi fa nekk noonu donc li ma ko waxee woon keroog dañoo sentir ni besoin bi foofu la nekk donc besoin boobu il faut que ñu dem jéem ko compenser aussi indi suñu pierre à l'édifice quoi voilà. alors mouvement bi teg nga ko déjà commencé nga def ngeen activité ci biir commune bi foofu noonu dañu gis ni que en tout cas nga doon facteur bloquant di gars yi def parce que politicien bu ñu gisee ku leen xaw a jaaxal dañu ne facteur bloquant la parce que il est en tout cas voilà mi ngi noonu yegg si na donc alors ñu gis que mais ndaw ñi ñoom ñu adopté mouvement bi alors ban stratégie nga jaar ba instaurer li nga xamante ne mooy loolu noonu ci biir ndaw ñi ok Baba c'est que ma ñëwaat ci facteur bloquant bi ngay wax noonu xam nga sànq xaw naa ci junju kuy def politique yaa ngi koy def parce que yaa ngi wut yow fi ngay dundee yaa ngi wut fi ngay tooyalee sa ceeb alors soo ko amee nga gis ni keneen jóg na fee ne tamit ñëw nag naan la au fait xamal leen ni li ngeen def doyut wala li ngeen def du noonu c'est pas la gestion bu leen dundee askan bi dimbale leen askan bi ni ñuy dundee. Forcément dañ koy gis comme un élément perturbateur ou un élément bloquant mais mooy mbirum politique dafa mel ni làmb tamit amul loo xamante ne da ngay toog rek nga ñëw ñu may la ko. non da nga koy xëccoo ba jël ko soo ko jëlee nag doo rey développer say activité donc suñ ci gisee ni ay éléments perturbateurs la yu ci anam yooyu noonu xëy na seen politique moo ñu doyut. te loo xamante ne ñëpp teg nañ ci bët aussi jéem nañ leen ko xamal jéem nañu liggéey ak ñoom jéem nañ leen accompagner ci ay actions de développement mais loo ci dugal lu ne tamit ñoom ci seen bopp ñooy wëlbati ko yàq loola donc li ngay def lu ne di ko dajale di ko jox nit mu ko yàq à un certain moment samal ko sa bopp donc loolu ci nekk li ci des ni nag population yi yàgg nañ ma laaj boobu quoi maanaam ni nee na dañoo lu leen jaaxal mooy lu tax nit ñi embrasser mouvement bi noonu engouement bi ak kii loo xamante ne yow teg nga ci bët ak ñeneen ma ne leen loolu ci sama gis-gis bu gàtt ginnaaw bi ñuy naan donte ay jullit nañu yàlla ñuy ngëm mbirum suñu borom la mais yàlla tamit nee na nit ñi bi ma leen joxee xel ci la pare ak yéen donc si sukkandiku ci suñuy xalaat ak suñuy xel ak suñuy analyse personnelle Baba loolu c'est très simple li waral loolu suñuy waajur
dama di doomu mel kilifa bu fi def ay preuve am di suñu baay Pathé Waré sama yaay itam noonu def fii ay preuve am ci Fuladu te mu koy def ba léegi te di xaleel Fuladu donc ñu yar ñu ci loolu ñu juddoo ci loolu ñu yar ñu ci loolu teel a incorporer loolu ci ñun depuis le bas âge alors ñuy dund ci yooyu yemu ci loolu rek loolu du prête-nom ça veut dire que mbir tamit boo ko bañee daa fekk dañ cee gën a ñaaw wolof Njaay ni nga ko waxee mais nekkuñu ànduñu ci prête-nom doomu Pathé Waré la ñu wala nii et on croise les bras donc politique bi li tax ñun ñi ànd ci d'abord benn dañ di ay doomu Pathé Waré certes mais dañ di doomu Pathé Waré buy dund ak ñoom chaque jour di dund ak ñoom lu ñuy dund di bokk ak ñoom bànneex ak nakar te ñu ngi gis tamit jalon yi ñu ñuy teg pour génnee lañ ci lu ñu nekk ñoom ñu ngi koy gis ñu ngi koy seede ñu ngi koy kii maanaam ni ñu koy waxatee xoolal action sociale yu ñu jot a déroulé yoo xamante ne yi nga gis yu ñuy wax ak yu ñuy waxagum mais Fall ñun amuñu caisse noire boo xamante ne fa la ñuy dem tibbi amuñu benn budget de fonctionnement boo xamante ne fa la ñuy dem jëli xaalis bi ñu dimbale leen dañoo gëm ni yàlla day boole wërsëg lu tax mu boole ñu gox lu tax mu boole ñu askan lu tax mu boole ñu dëkkuwaay daf ñoo boole wërsëg. donc ci wërsëg boobu bu ndaw bi nga am noonu nga bokk ko ak ñoom dund ak ñoom doon na benn ak ñoom te tamit li suñu borom may loo xamante ne ci kaw saayir ci mbirum àdduna mooy un certain dépassement ci connaissance carnet d'adresse ak yenn yi nga mën leen jimbale pour jox leen loxo mën leen génnee ci li ñu nekk. donc loolu nag du ci ay discours du ci ay bruit xam nga comme ni ma ko doon waxee keroog gis nga ni damaa xaw a éloigné au presse bi ak ñoom seen yooyu ni ma ko waxee aussi te yenn ñi c'est les barriques vides qui ont besoin de faire du bruit barigo bu amul dara moom fu muy yëngu ñëpp xam ne muy dem mais booy def am na yooyu def yoo xamante ne loolu doo ciy soxla aussi presse pour ñu jaay la donc ay actes yu fi nekk la ñu ngi koy gis ñu ngi koy dund te xam nañu di ay caaxaan du ay comédie du ay kii lu concret la lu réel di fi nekk loolu lañ dund loolu lay dundandoo ak ñoom ci bés bu ne looloo leen doy moo tax ñu topp mouvement bi. mais dama bëgg xam benn affaire. nga gis chaque fois boo songee benn affaire. tu ne vas pas doo ci demee ci demi-mesure. tu vas à fond. alors qu'est-ce qui explique sa engagement boobu noonu. bon loolu man yaakaar naa ni ci yar la nag yaakaar naa ni ci yar la parce que di ma la ko waxee ci tàmbale interview bi maanaam mbir tamit boo ko gëmul rek jarul nga ciy nekk donc je pense que nit ki lépp looy def da nga koo war a gëm te boo gëmee looy def nag tamit da nga ci war a mën a dem jusqu'au bout ça veut dire loo am jël man maay nit boo xamante ne bindoo naa loo xamante ne su ma bëggee benn mbir su ma ko songoo moom daf may wóor ni dama koy daan même su ma demee mu daan ma waaye su ma daanee tamit il faut que ma xam ne ni atu yi ma ci am yëpp possibilité yi ñu ci war a def yëpp pour nga mun koo daan def nga ko ci waaye da nga ko mënul daan suñu borom moo décidé nga daanu waaw boobu su ma daanoo moom du ma metti waaye mais su ma ci demee rek foog ma def lépp pour mu daan ko donc on va pas ni nga ko waxee je vais pas à demi-mesure je vais à fond mais je pense que tamit ci juddu la quoi ci jeunes yi la nekk quoi ci deret bi aussi. alors ñu gis que commune Bignona bi bëri na ay manquements. yu bare. dafa ñu constat bi. gis nañ sax ci fan yii yëpp yaa ngi ci yëngu ci wàllu social ci lu bare. ci jàppale askan wi. alors est-ce que tey da nga jàpp ni kon sa ndënd bi nga bëgg a samp. li nga xam te ne bëgg a nekk maire bu Bignona pour régler saafara li nga xam te ne mooy jafe-jafe yi fa ne parce que y a beaucoup de problèmes ci localité boobu noonu. waaw loola ngi ci baaba jaru cee laq-laqal li ñu ko waxaande biig rek mooy maanaam ab mbir tamit boo demee ba nar cee yëngu ni ma la ko waxee woon ñu ngi woon ci développement ci lañ juddu ci la ñu màgg ñu ñoo tamit appliqué malgré notre jeune âge ñu mun cee def suñuy preuve ba léegi nii tollaguma fu may tirer bilan ba yàllaa xam kuy dem ak ku dul dem ak kañ ngay dem mais ak âge bi tollaguma fu may tirer bilan parce que c'est vraiment ñu ngi jàpp ni c'est tout un début mais boo xoolee action yu ñu jot a teg rek kooku da ngay fier ci yow aussi donc yooyu boo ci amee boo koy dérouler boo bëggee tamit bu yaatu il faut nga am foo feetu mooy toujours lu ma boo ko bëggee yaatal rek foog nga am foo feetu
fi nga féetoo noonu mu permettre la nga am manteau boobu mu permettre la nga am titre boobu nga mun a ànd ak titre boobu nag di dem di wutal sa askan te moo waral ni suñu góor gi national mooy Ablaye Wade yoroon ay vision yooyu amoon vision boobu noonu waral mu defaat découpement administratif yi parce que ci moom Bignona doon commune communauté rurale safula voilà donc découpage administratif boobu ci moom la ñëwee et c'était loo xamante ne tamit c'est pas mal parce que di nga mun a canaliser ay des groupes au fur et à mesure yoo xamante ne di nga leen mën a liggéeyal voilà donc c'est pas balkanisé pour mieux régner mais c'est divisé pour mieux faire pour mun ci gën a mën a def ay actions donc ci Bignona boobu tamit boo leen di defal ay mbir parce que yemuñu aussi que dans le Bignona même action sociale yu ñuy def ci tabaski bi yemuñu ci Bignona dañoo def Bignona def dans la commune de Kolda def dans la commune de Koulinto def dans la commune de Fafacour def dans la commune de Dioulacolon def dans la commune de Madina El Hadj ak ñoom seen yooyu yëpp laal nañ ko donc c'est pas que le Bignona personnellement juste foofu la ñuy def suñuy action non taxawuñu ci foofu parce que Fuladu la ñu wax li ci des lii découpage administratif la kese voilà découpage administratif la kese mais quand même ci yooyu noonu il faut que tamit nga bokk ci ñoo xamante ne fu ñuy séddale nga bokk ci fu ñuy séddee nga mun a jël sa wàll nga mun a jël sa wàllu gox sa wàllu askan nga yóbbul leen ko voilà looloo ci mbir bi maanaam samp ndënd bi bàyyi ay nit ñoo xamante ne ñoom dañuy wut fu ñuy dundee nga xamante ne lépp lu ñuy sedd après dañuy sedd seen bopp ba pare dooray xalaat seen askan loolu lañ leen a doy léegi ñun tamit dañuy samp suñu dënd dem xare loolooy politique xëccoo ba ñu xool ku daan bu dee yaa daan yaa ci toog di nga mun a toog fu ñuy seddee suñuy seddee ci sa gox nga yóbbul leen ko mais doo xaar kese ñu sedd sa gox sa nga yóbbul leen ko bu boobaa di nga sol sa manteau d'élu local dem wuti say partenaire négocier en tant que élu local lii laa soxla ngeen defal sama gox wala lii laa soxla nii lañ soxla dem négocier wuti ay partenaire wuti ay action wuti ay financement wuti ay yeneen ak yeneen yoo xamante ne di nga ko mën a defal sa gox donc moo waral loolu Baba kon officiellement ñun samp nañ ci suñu ndënd et puis ñu ngi xaar bis bu entraîné nañu préparé nañu def nañu lépp ñu ngi xaar bis bu arbitre sifflé rek combat gi ñu daal di alors fi ñu jeexale émission bi. oui danañ rebondir. ci mbiru DIRFEL. waaw bu ñu waxee ndimbal jigéen ñi. jàppale jigéen ñi encadré leen former leen. ñu gis ki sa loxo mu ngi ca loolu noonu. alors kuréel googu naka la demee ak naka ngeen octroyer femmes yi tamit ci li nga xamante ne moom mooy autonomisation li nga xamante ne moo jëm ci femmes yi. ok Baba DIRFEL moo tekki directoire régional des femmes en élevage. alors DIRFEL mu ngi ba bàyyeekoo ci MDE mooy maison des éleveurs alors biñ ci àndee maison des éleveurs englobé woon lépp alors yu dem ba ci ñu créer nguur gi au plan national ñu créer DINFEL directoire national des femmes en élevage donc DINFEL bi mu doon benn association fédérative bu fédéré ay DIRFEL directoire régional des femmes en élevage ça veut dire région bu ne am DIRFELam alors mu doon DIRFEL présidente bi doon ci sama waajur donc ni ma la ko waxee bi ma ñëwaatee samay waajur ci développement social dong laa leen ci fekk alors ñu doon ay soxna yu créer association boobu xool ni ñuy def ba dellowaat soxna yi seen dignité humaine et économique souveraine aussi alors ñoom ñu doon yëngu tout autour de l'élevage doon xare di doon wut ay partenaires ak ñoom seen yooyu alors bi ma fi ñëwaatee fekk naa liggéey bi commencé loo xamante ne maa ko soxal xëy na même bu dee sama waajur la mais association bi dem ba sooxee parce que ñu amoon ay problème mu cadre yoo xamante ne mun nañ leen woon gérer liggéey bi parce que aussi kii na ci parce que loolu tamit DIRFEL lu ci ëpp liñ ciy def disons à 80% bénévolat la c'est du bénévolat donc da koy gëm def ko
alors Dirfel bu Kolda bi mel ni sama rakk parce que sama yaay dañ koo xare di ci nekk depuis des années même abandonné këram pour cette association là ma màgg ci gisaale loolu aussi donc mu mel ni un membre de la famille quoi mel ni rakk léeg-léeg damay toog ak moom di ci waxtaan kër ga saamu naan ma mais on doit faire ça war nañ def lii war nañ def lii nag ko loolu xaar ko ba ñu yegg bureau voilà quoi mu bokk ci kër gi mais ñu soxe woon ci loolu soxla woon ñu leen ci dimbale woon donc ci sama jàng tarbiyu nasaraan boobu ba ma la waxoon amoon ci yu ma ci jàngoon am ay formation yu ma jotoon def comme ay technicien avicole ak ñoom seen yooyu management de projet et tout ñoom ñu doon yëngu ci wàllum ginaar ñu soxla woon ay technicien parce que ñu amoon ci ay de sérieux problème ma ñëw jàppale leen ci alors noonu lañ ci doon demee ba bailleurs yi tamit diñ ciy teg bët ñuy wut ay projet ñu ciy wut ñu ciy jot déjà ay appel de fonds ñun tamit ñu ciy wut ay financement alors maa ngi jégalu de portable baa ngi jotuma ko coupé donc voilà donc ñu ci wut ay financement parce que financement tamit nit bu la financé daa am yoon bu mu laaj yow xam nga ci dara parce que yàgg nga def ay émission ak Femme Dirfel yi ak suñu rajo partenaire bu ñu amoon boobu noonu donc noonu lañ ci liggéeyee nag financement boo ko jotee tamit daa am lu muy laaj daa laaj ay rapport daa laaj ay déroulement ak ñoom seen yooyu ñu dëkk ci nag jàpp ci nag di ci dimbale soxna yi donc ñu ciy def suñu activité te ak partenaires yi am jot nañu def tamit loo xamante ne képp ku tourné ci Fuladu foo ci dugg da nga ciy tëg bët donc de 2008 par exemple à nos jours Baba installé nañu 1650 poulaillers locaux améliorés yoo xamante ne ci dëkku àll yi lañ ko def jox ko soxna yi équiper leen ko ñun noonu ngeen ko waxee équiper ko peupler ko ba pare accompagner famille di leen accompagner ci formation di leen accompagner ci formation avicole des formations techniques di leen accompagner aussi sur d'autres domaines formation droit de la femme di def lépp pour xare pour mun a joxaat jigéenu Fuladu bi mun koo joxaat place am ci àdduna bi mun koo jox place am ci société bi tamit parce que koom lu am solo la koom fu mu toll nii mënuñu dund te koom amuñu ko. ku ci amul koom sa diine du wër ku ci amul koom sa ngor mënul sell ak yeneen yoo xamante ne awma leen lu ma leen ci jàngal xam ngeen ko donc ñu taxaw ci loolu. alors ñu taxaw ñu leen defal tamit dem am ay partenaires ñu accompagner ci defal leen ay bergerie mooy ñu defal leen ay béy ñu defal leen ñu dem ci wàllu maraîchage bi tamit parce que xam nañu fii nii boo toogee saison sèche bi ni ñu ko xamee 9 mois la donc ci 9 mois boo xamante ne tamit amoo activité parce que jigéen ñi ñoom farool lañ leen xamee mooy mbayum ceeb bi donc ci mbayum ceeb bi loolu ci ñetti weer yi la ba ci ñeenteelu weer bi donc après ci ñetti weer nga war a toog juróom ñeenti weer yoo xamante ne liggéeyoo amoo ci activité boo ci yëngu moo xamante ne doo ci am ay revenu donc ñu xoolaat loolu tamit ñu dimbale leen amal leen ay périmètres maraîchers yu ñu leen defal équiper leen nga xam ne année bi yëpp fa la ñuy nekk donc mu doon liggéey jigéen boo xamante ne war nga ko mën a def nga yor sa poulailler sa kër bi nga def à côté exploitation familiale nga am ngeen am seen verger nga xamante ne fajar bi da ngeen fay xëy arrosé def li ngeen di def ñëwaat kër ga du la tere def sa liggéey ngoon ngeen gontu ngeen kiyaat jaayaat tamit li ngeen di liggéey yëpp yéen a ko moomal seen bopp c'est des subventions yoo xamante ne kon gaañ ñu indil ko Dirfel ñu koy xare nag di ko xare ba tey et ça je vais te le dire avec plaisir Baba dem nañu ba ñu problème bu ne am nañ ko ci parce que ñu mujj jàppee ni Dirfel ONG la mais non Dirfel du ONG Dirfel association la mooy jigéenu sàmmkat yooyu ñoo daje def seen association donc pour nga adhérer ko foog nga jënd juste une carte de membre bu 1000 francs bu ñuy jaay et puis nga fekkee kii yi njëriñ yi bu ci amee tamit du doy mais au fur et à mesure tamit ñu koy élaguer di ko élargir di ci nekk alors noonu lañ ci demee ba firndeel la li ma lay wax nii parce que li ci ëpp li ñuy def ci Dirfel gi nii c'est du bénévolat Dirfel mooy structure boo xamante ne ba léegi mainteniru na mu ngi fii te depuis 2016 Dirfel amul payeur
2016 ba tey Dirfel amul bailleur te pourtant structure baa ngi dund mu ngi maintenir léeg-léeg ñu doot sécurité sociale gars yi ñëw fëgg seen kaw kër ci maanaam ani déclaration yi ani kii amuñu bailleur liggéeyuñu waaye nag ñu ngi liggéey gi mooy lan gëm ko parce que sa gox sa askan boo ko bëggee xeexal il faut nga maye sa bopp. il faut nga joxe sa bopp aadiya mun a xeexal sa askan. donc depuis 2016 saa yoo fa demee di ma gis ma xëy nekk bureau ba di dugg tournée di def lu may def ak soxna yi ci àll ba te fayeeku ma mais maa ngi fayeeku nag pour man loolu ay milliards la ci man parce que lan maa ngi dimbale sama askan ni ñu ciy génnee. xam nga démb ma la doon wax waxu crédit bi bu ñu négocier ak benn structure de la place. négocier leen benn taux de remboursement d'intérêt très bas quasiment nul boo xamante ne doo ko am daanaka ci benn banque 4% variant 5% de taux de remboursement. soxna yi ñu décrocher leen un crédit de 41 millions. ci biir 41 millions yooyu c'est un groupe d'à peu près de 60 femmes d'accord ñu mun ci am seen i ginaar. seen cuuj ñu mun ci am seen aliment ñu mun ci am seen produit vétérinaire boo xamante ne dañuy dérouler seen élevage après ñu commercialiser ñu dem fay banque du man la ñuy fay du keneen la ñuy fay seen bopp la ñuy liggéeyal ñu dem fay seen banque seen bénéfice mooy seen liggéey ñoo ko moomal seen i bopp. donc ci yooyu noonu boo ci nekkee nag di ci déroulé wu ñoom seen yooyu parce que loolu il faut nga bëgg ko il faut nga gëm ko pour nga mën a kii mënoo ne subvention ñëwul rek damay croiser les bras. xaaraat subvention ñëw wala subvention ñëwul aw ma liggéey damay dem postuler feneen foo xamante ne soxla nañ ma. parce que de toi à moi man ONG ñu ci bëri ñu nekk ci développement dañ may woo soxla nañ liggéey ak yow maa ngi ciy liggéey ba dans la sous-région. maa ngi ciy def des prestations de service ba Guinée-Bissau ñu ngi may woo des fois jusqu'au Mali ñu ngi may woo parce que par rapport à cette expérience ak challenge bu ñu def bi réussite bu ñu def bi parce que newoon nañu on avait toujours dit que aviculture industrielle mënul marcher dans la zone sud ñun ñoo relevé défi boobu def ko ba tey foo tourner am fa ginaar lendemain tabaski bi war na ma ni est-ce que du ginaar saa nga. naa la commandé de. noppalu ci yàpp bi. mi ngi noonu li nga gis ci waxtaan bi maag te ne bu mu leen bett benn na parce que on s'attendait à ce que ñu am li xam te ne waxtaan bu neex a neex nii maanaam même xam naa ne fu mu toll nii wees nañ temps bi mais ala ñu tàggatoo rek leneen nga.